rawatina nag doomu sénégalais yi ci diaspora bi tey nag balaa dara ma présenté leen man au moins man naa ne suñu jàmbaar Mohamed Fadel Dieng. déedéet ne jàmbaar yi ma bàyyi Sénégal kañ. waaw non yow yaay sama jàmbaar xam nga par exemple ndeysaan commencé xeex bi ma ne bi ñuy commencé xeex bi xam nga ñu bari xamuñu woon li ñu tax a jóg te biñ leen ko waxee tamit dañu neen bàyyi leen wax ji ci réseaux sociaux yi te ngeen ñëw fii sur le terrain Sénégal. yàlla def na yow dem nga sur le terrain Sénégal rencontré nga doomu sénégalais yi waxtaan nga ak ñoom. xam naa nag dellu bi dina amaat waaye incha allah dellu bi bu amee ba léegi rek comme niñ koy waxee il faut non seulement doomu sénégalais yëpp gis ci seen bopp. waaye doomu sénégalais yëpp dañu war a bokk ci li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo xëccandoo dóorandoo maanaam Sénégal dafa am ay réalité donc ñun ñëpp xam nañu fu réew mi toll tey. dëgg la. mais comme yàlla dafa def dama ne gars yi ndeysaan entretien yow la ñu bëgg yow mi demoon Sénégal nga waxtaan ak mbooloo mi nga wax ñu ndeysaan li nga fa fekk. ak nga fa jëlee pour yeggee ko suñu xarit yi fii ci diaspora bi ak ñi aussi nekk Sénégal di ñu déglu comme ça ñun ñëpp ñu partagé li nga xam ne moom mooy idée 1 million marche merci Fadel bismillah. waaw am na ñuy signaler ne son bi pour nga xool son bi xam na yaa ngi koy gis. son. nga yokk ko mu yokk bu ko defee ñu mën a déglu Marshal Demba Ndiaye maa ngi koy nuyu Marshal maa ngi lay nuyu mi ngi laaj son bi quoi. voilà. yokk naa ko vas-y. waaw xam naa Ousmane maa ngi lay sant ci entretien bi ñu war a am après su ma noppee kii dinañ dugg aussi jàmbaar yi demoon ci guerre du Golfe bi moo tax gis naa ni yaa ngi commencé sax di wane militaire sénégalais yi xam ni ils sont très négligés au Sénégal te militaire day loo xam ni kenn waru ko négliger ndax ku bàyyi léppam bàyyi njabootam dem di servir dañ ko war a warlu lépp ndax yombul nit bàyyi léppam dem di défendre intégrité territoriale. waaw maa ngi nuyu ñi ci live bi yëpp di wax ni ku dugg rek na partager ndax li ñuy wax dafa am solo pour message bi mën a jàll tey pour ma defal leen rek bilaaw voyage yu 10 jours bi ma def Sénégal ak li ma fa gis ak ci lan lañu war a dem ci xeex bi pour mën a gagner xeex bi Ousmane li mu la mën a wax rek mooy waa ji il est prenable mais ci kaw ñu ànd doon benn. dëgg la waaw soo xoolee boo gisee ba léegi moom sax mu continuer di am li mu bëgg nii dafa diviser dëkk bi da ko diviser ba nga xam ni dafay am ñoo xam ne sax dañuy ñëw jegale Ousmane di ko mel ni ku ko contre fekk contre ñu ko c'est système boobu laa ni ba ci biir parti yi ñi nga xam ne daf leen jënd daf leen di naan toog leen ci biir parti yi loo leen xam yëgal ma ko lu ñuy préparer ngeen yàqu ko opposition boo gisee ba léegi mënul dajaloo loolu moo fa am na ñoo xam ne dañ nekk ci opposition bi mais Macky Sall la ñuy liggéeyal voilà léegi loo leen teg rek luy boole opposition bi ñooñu ñoo koy yàq voilà léegi nag moo tax 1 million est venu à son heure li may wax ni 1 million est venu à son parce que 1 million dafa ñëw comprendre situation bi daal di wax ni fii bu fi wax kenn waxu parti bu fi kenn wax waxu tarix bu fi kenn wax leen nañu doon benn peuple bi pour mën a dem parce que gannaaw tas nañ ñu diviser te ñenn ñi duñu comprendre lii gën mooy ñu bàyyi yooyu yëpp si biti après ñu doon benn peuple bi un but am ak une fois pour mën a am ndam ci moom. maa ngi doon wax sànq ne Macky Sall il est prenable bi ma ñëwee ci dëkk bi li ma gis foofu j'ai trouvé un peuple boo xam ne wan na ko ginnaaw benn mais dama gis benn peuple bu sonn Ousmane boo xam ne ñu ngi leen di yóbbu ci ñu doon un peuple misérable te bu ñu xasee ba doon un peuple misérable c'est fini. parce que su boobaa ngëm gi day dem ngor gi day dem léppay dem te loolu war ñu ko fi xaar moo tax maa ngi lancé waat un appel di wax sénégalais fu ñu mën a nekk ci biir dëkk bi ak si biti ñu jug taxaw ndax jug taxaw dafa jot Ousmane li ñuy daj ñii yëpp Sénégal rek a tax ñu koy daj ak suñu borom dañuy bàyyi suñu waar rek te Sénégal bu nekk aussi war nga bay waar 1 million marche bi nga ko tuddee man bi ma ko déggee dama ñëw xam ni Sénégal mën na ci dem ma bay ci sama waar noonu nga ko defee noonu la ko suñu jigéen ku mel ne Ren Diop defee ñoom grand Ibou grand Mansour Seck ñooñu ñëpp noonu lañ ko defee ak ñeneen ñu nekk ay ñoom Xaadim Loo Géejawaay xam nga
ay maire Fat Boy ñooñu ñëpp ay jàmbaar lañu xam nga ay Aïcha Doucouré ay jigéen yu jàmbaare sincèrement ñu ma fekk ci terrain bi xam nga ay nit yu jàmbaare yoo xam ne dañu ñëw bay seen waar xam nga loolu mooy àdduna quoi c'est-à-dire li may wax naan bu kenn xaar ñu laan la ñu lay sonj ci lu mel nii te aussi ñu bàyyi Ousmane gars yi dañ leen nax xam nga tey Macky Sall képp koo xam ne bëgg na mën a benn combat rek li ñuy véhiculer mooy dafa am ku nekk ci gannaaw te loolu war nañ ko dañ leen ko jàngal Sénégal yi ñu bàyyi loolu seen système la ñoom képp ku jug rek. dañ ci naan balaa Fadel baal ma interrompre la tuuti nga jéggal ma te yàlla tax balaa waxtaan bi di sori defe naa bëggoon naa aussi nga wax ñu ci suñu frère Assane Diouf comme moom mooy doomu aadama bu sonn bu nekk ci kaso bi. avant tout d'abord nañ ko delloo hommage am ba pare yow bëgg naa nga wax ñu aussi ndax dem nga gis nga ko ak ci yan condition nga ko fekk ak ci ban fànn nga ko fekk donc après ñu continuer ci waxu Sénégal bi merci. waaw Assane seeti naa ko lundi bi boo ñëwee àjjuma samedi dimanche lundi laa dem tribunal fa laa yendu parce que dama ñëw booru 19h teel naa ñëw sax 8h laa fa yegg si ñu ne ma autorisation bi foog yaa ngi koy am ay booru 12h30 lay génn ma daal di ko jël ma daal di déposé gendarme bi fa nekk un gendarme bu baax sax maa ngi koy nuyu de passage gendarme bu baax na ma da ngay xaar ba 12h30 quoi bon bi ma déposé après daal di génn tuuti doxantu ci Auchan bi nekk foofu dugg ci Auchan bi xool yi ñuy jaay comme Auchan ma ne mais Auchan bii moom ci jaay fi made in Sénégal fii li ñuy jaay yëpp France la jógee après ma dellu si nekk ci tribunal bi dugg ci salle d'audience yi déglu procès yi am ñu ma fa tasel aussi ay avocat yoo xam ne xamoon naa sama benn grand jaru mooy tudd turam magistrat dem naa seeti ko ci bureau ñu toog waxtaan expliqué naa ko projet bi mu salué ko di ñu encouragé c'est un magistrat ba ci gendarme yi fa nekk sax dama leen di expliqué projet bi mais dañ ko apprécié no booy di ngeen def nii jàpp leen parce que dëkk bi dafa metti ni lañ ñu ko waxee genre ni dëkk bi dafa metti dëkk bi dara amul yaa ngi dégg bon bi heure jël licence bi jotee ma jël sama autorisation daal di dem dugg ville réglé ba 15h comme 15h lañuy ko mënoon gis bi ma ñëwee aussi def li ma war a def maay presque ki fa mujjee gis que à part Madina Dieng mi ma fa fekk ak Marshall Demba tase naa fa ak ñeneen timit ñoo xam ne ñëwoon nañ seet si ko bon frère am ku baax sax ku disponible maam Cheikh Diouf tase nañ fa aussi bon mais bi ma ñëwee ba du gis ko aussi gis naa koo xam ne mi ngi ànd ak xelam quoi mi ngi normal serein bon waxtaan nañ expliqué naa ko situation bi ñu nekk di dund xeex bi fi ñu ci toll ak 1 million marche bi nga initié aussi je lui ai bien expliqué xamal ko ni mbir boo xam ne la dafa war a boole Sénégal yëpp et puis lu mu mën rek pour baakof ko mu baakof ko na ko baakof parce que day loo xam ni moom da ko nar a jàppale Khalifa Sall jàppale ñëpp parce que ñoom dañ leen kidnappé foofu ci kaso bi après waxtaan nañ am na ci loo xam ne tamit du ma ko étaler ci biir live bi parce que xam nga tamit Assane man dama ko xamoon bu baax dama ko xamoon aussi comprendre nga voilà am na loo xam ne wax naa ko loo xam ne waxoon te nañoon ko ñun ñaar ma fàttali ko bon na ko nag xeex bi nag fii la toll ñu ci ñëpp jàpp te et puis na baako projet 1 million bi ba nga xam ni ñi nga xam ne dañ koy topp ñëpp ñu éviter tasaaroo bi ñu ñëpp ñu ànd bu ko defee pour mën a def xeex bu mujj bii xam ni yegsi na li ci des bëreegul di romb moo gën a ëpp xam nga 2014 ba léegi dafa yàgg xam nga dafa yàgg quoi léegi nag il faut ñu jeexal ko parce que Macky Sall waru mën a toogaat ci kaw réew mi boo xoolee Assane Diouf ñuy subir Khalifa Sall ñoom Karim Wade ñi nga xam ni ñëpp ñoom Sonko ñoom capitaine Dièye bëri nañ Macky ñi muy lor dafa bëri Nafi Ngom Keïta ñoom Aïda Diong dafa bëri ñu bëri ñoo xam ne dafa leen lor léegi nag da ci étudiants yi yëg yëpp bon léegi day laajaat ñu ànd ñu ñëpp doon benn daal di def assobutin mais Assane Diouf bi ma gis moom sincèrement mi ngi ak xelam te rab kiiwul laaj naa ko na ko def yaa ngi ok wax naa ko mu ne ma yee am ma benn problème sincèrement loolu la ma wax en tout cas amu benn problème maa ngi kii quoi
mais daal ki ma gis daal mu laa la ni nit ku ànd ak xelam la te wér te am jàmmam daal mais liñ ko gën a mën a defal comme cadeau mooy Macky Sall bañ delluwaat ci biir réew parce que li mu subir ba ñëw ba foofu ba nekk foofu buñ fi newee di lijjanti ay détails yaa ma dompat wala yaa jël sama t-shirt bi wala yaa ma xoolee nii wala yaa ma nii ba waa ji toogaat ci kaw réew mi loolu moom dana doy waar quoi Ousmane kon nag ñi nga xam ne dañ ko gëm topp ko di xeex ak di ko jàppale dañ ko defal cadeau d'anniversaire boo xam ne wala xaw ma cadeau d'anniversaire dañ ko defal cadeau boo xam ne buy génn ñu ne ko Macky Sall dem na quoi comprendre voilà loolu daal laa leen di ñaan quoi te Macky il est prenable quoi il est prenable à condition ñu ànd dégg problème bi mooy Macky il est prenable ci condition ñu ànd mais aussi diaspora bi Ousmane gars yi ñi ngi wax rek gi nga ko jëndul billet dem Sénégal xam nga dem na am na fu ñu fi taxawoon naan ku dem ñu jàppale yooyu yëpp amul ce sont des fausses accusations États-Unis dafa am loi Canada am loi Europe am loi soo nekkee sur le territoire américain loi américaine bi moo la tënk boo nee sur le territoire sénégalais loi sénégalaise bi moo la tënk moo tax gis nga bi may dem briefé yi ngeen ma briefé kii parce que même journaliste yi da ngay gis ni damay moytu rek parce que maa ngi ci territoire bi te waa ji man information bu wóor laa lay wax waa ji fu mu toll nii 1 million bi jaaxal na ko moom jaaxal na ko fu mu toll jaaxalam léegi nag problème yëpp mooy 1 million bi ndax dana jàpp mais buy jàpp muy génn palais bi loolu moom xam na ko c'est-à-dire buy jàpp rek moom xam na ne ni mënatul sàcc élection yi parce que bu 3 millions sénégalais génnee mais mënatoo sàcc élection gars dañ koy wax ne élection yi jaar yoon parce que bu jaarul yoon nii 3 millions yi buy génnaat 5 millions la ñuy nekk te bëgguñu problème ci dëkk bi moo tax erreur bu mag la ñu politiciens yi bëgg a yóbbu te bu ko kenn nangu di dem ci élection te sénégalais yi génn ñu au préalable sénégalais yi foog ñu génn te ci 1 million la ñu mën a génnee pour su ko defee ñu won àdduna 1 million bi dafa dara won àdduna won Sénégal yëpp ne Macky Sall tekkeetul dara moo tax ñu ne 1 million marche main for Sénégal moo tax maa ngi sonjewaat di wax ni ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nañu préparer une caravane boo xam ne day dem Sénégal ñu dem wàccandoo ci aéroport bi doon mbooloo bu takku wax sénégalais yëpp dañu ñëw pour 1 million marche na ñëpp génn loolu moom mooy mbir mi léegi nag problème mu ay gaayan bi ku dem da lay jàpp ak yooyu yëpp yooyu na ko ñëpp teg fenn wax naa ko keroog ci lancement bi ne ku mu jàpp day jàpp ñëpp looloo fi nekk amatul ay jàpp nit ñu koy bàyyi ku mu fi jàpp rek ñun ñëpp lay jàpp wala moom ñu dem jàppi ko loolu mooy wax ji comprendre nga waaw léegi nag lay moom jeex na fi affaire bi terrain bi la Ousmane fi ma dugg yëpp Pikine Parcelles fépp da ngay gis ni am na ci ñoo xam ne dañ ne américains yi ñëw nañ nag am na ci ñoo xam ne dañu naan dire non à Macky dañuy ne ñoom noo bi rek doy na leen soxla sax ñuy jàng ci gannaaw ndax dañu sonn mais nag damay waxtaan ak ñoom dama leen naan c'est une responsabilité collective ndax affaire boo xam ne la il faut ñu toog pencoo ko waxtaane waat ko mais dem ci ay élection réglé wul problème mu Sénégal Ousmane réglé wu ko ça ne réglera pas le problème bi mooy ñu génn ñun ñëpp sénégalais wax dëkk bi niñ ko yoree d'accord tuñu suñu 1500 milliards yi ñuy yónnee muy delluwaat ci dëkku tubaab bi bëggatuñ ko suñu littoralu 700 kilomètres carrés bi ñu jox chinois et russes yi na dagg suñu suuf yi ñuy jël di ko brader na dagg suñu ressources naturelles na dagg école yi nga xam ne defaruñ ko xale yi keroog bu ñu demee Cité Fadia am na xale bu fa jël kàddu wax fa wax yi am sol ni seen classe yi feesee xam ne ay 80 la ñu doon ci biir classe bi te dàq jàng ci classe bi nee na dañuy ñàkk am dañu bëri ba nga xam ne kooku premier bi 13 lay jël 13 lay am de moyenne yooyu yëpp ay problème la yu sénégalais yi di mais loolu il faut ñu toog moo tax bépp politicien boo xam ne mi nga bëgg a dem sélection ci conditions yi ak parrainage bi nga xam ne professeur Amsatou Sow Sidibé dégg nga lim ci wax dafa wax ni parrainage bi na dagg keroog ci lancement bi ndax parrainage bi rig la fraude la naxe la te am naa ci kilifa goo xam ne nee na nit dafa ñëw andil ko 5000 flyers kii signature nee na mu daal di ko natt bu mu yàggee mu ne ko waatal ci yenente bi kooku xam ne yëf yi ñàng na mu ne ko waaw jox naa ko Agibou Soumaré jox naa ko diw xam nga yooyu dafa doy waar
loolu mu ne ma ñun ñëpp sànku ne ñun ñëpp kenn du jàll parce que dafa leen naxaat leen te ñoom ñoo ko nangu parce que nit ki aussi waroo luñ la teg rek nga nangu ko ndax Macky Sall benn nit la bu sénégalais yi jël seen doole jox ko bu ñu bëggee fontoo dañ ko war a tegal luñ la dénkoon fii ñoo la ko joxoon delloo ñu ko léegi nag nañu jug régler problème boobu ñu génn wan Sénégal adduna yëpp ne d'accord ñu ci Macky Sall nu mu yoree réew mi te loolu 1 million march men for Sénégal rek ko mën na ko sénégalais baa ko topp ci ànd ci bu ko defee ñu génn ñu nekk ci diaspora bi aussi nañu dajaloo ñu def caravane fu ñu mën a nekk ci àdduna si ñu wàcc à Dakar suñ ko defee rek day am problème man xool naa situation bi xool terrain bi loolu moo ko mën a tojal si on vient rek dëkk bi dañuy topp parce que am nañu respect ci diaspora bi sincèrement man dese naa façon bu nekk mais apprécier ba may génn dëkk bi aéroport bi maa ngi joxe flyers yi mais am nañ ay Allemagne ñooñu ñëpp dañ ne saawaay lii lañ doon wër kon nag na ñëpp dugg ci 1 million bi projet la bu ñu paree ku nekk dellu ci itam du parti du association du daayira du lenn di lancer un appel di wax ne ñu ñëpp jàpp na ñëpp dugg si foo leen mën a nekk am nañ fi ay cellules ngeen dugg ànd ak discipline jiital respect jiital amour ñu ànd préparer une caravane inédite boo xam ne CNN daf ñuy topp Fox News si ñëpp ñuy topp ñu wàcc à Dakar wax ne Macky Sall nag ñëw nañ pour wàllu suñu réew pour wàllu suñu réew yaa ngi dégg pour wàllu suñu réew léegi de ce fait su boobaa day surrender par force parce que dootul mën a ñu njaajam bii mu bëgg a def sàcc bi force bi dootu ko mën a def mais muy expérience bu am solo loolu suñ ko defulee dina forcer te dina jàll te bu jàllee béy day woy mbuus ni wala béy day woy mbuus léegi la ñuy jóg taxaw Mamadou Diop Decroix dégg nga li mu ci wax karak ci lancement bi il a bien compris le projet nee na projet bi dafa li parti yi échoué woon yëpp moom dafa ñëw réussir ko mooy dafa ñëw jiital drapeau bi dajale parti nañu gën a téewaat te ñu préparer caravane bi ñu occuper terrain bi dugg ci Karapiti Njaga Njaay yi dugg ci Sandaga fu ne di wax ak sénégalais yi parce que tasewuma ak nit ku ma ko wax mu bañ même les apéristes yi ma taseel bi mu leen ko expliqué dañ ne lii moom intérêt Sénégal rek lañ ne parce que dama ne nañu toog balaa dara nañu toog waxtaane waat dëkk bi moom nag mi ngi jël ay pexe am na sax ñu naan mi ngi bëgg a négocier buñ ko topp ci xaalisu pétrole mais loolu ñun ça ne nous intéresse pas ñun lu ñu intéressé mooy Sénégal xale bu fay yeewooti di ndekki bu baax di jàngi école am tuul si mu soxla xale yi jigéen ñi mën a am liggéey xale yu góor yi am liggéey dëkk bi set suñuy ressources yi ñu bàyyee ñu ko suñu géej bi ñu bàyyee ñu ko xaalis bi génn ci téléphone bi des fa suñu xaalis bi ñuy yónnee foofu mën a des ñu créer ci ay opportunité ñu andiwaat un Sénégal de valeur Sénégal boo xam ne ordre ak loi dafay règne loolu daal moo tax a jug 1 million marche di defaat un appel na ñëpp ñoo dugg si ci xam ni du parloo du yëfu kenn c'est un projet boo xam ni ñëpp lañ ci woo bedd wuñu kenn képp kuy Sénégal ñu ngi la ciy woo voilà loolu moom laa amoon di ci wax di lancer un appel aussi pour jàmbaar yi xam naa dinañ dugg léegi ñoom tamit dañu am seen problème boo xam ne ça date depuis 91 dinañ ñëw ñoom décidé nañ dugg ci 1 million di lancer un appel collectif yëpp nañu ñëw dugg si ci 1 million ñu ànd résister ensemble merci beaucoup Ousmane vas-y. waaw mais bul dem xaaral léegi aussi dama bëggoon dugal monsieur Fallou Niang. waaw sous-officier la woon à la retraite. ok. muy vétéran première guerre golfe bi entre 80 à 91. léegi monsieur Fallou Niang aussi vraiment dafa te aussi léegi aussi moom mooy secrétaire général des anciens combattants du Golfe. donc monsieur Fallou Niang mi ngi Corée du Sud moom tamit vraiment comme seen liggéey bu rafet rek vraiment mu wax ma li nga def yëpp ak li ngeen jëflante yëpp. vraiment moom monsieur Fallou Niang moom it d'accord nañu ñoom it pare nañu pour joindre 1 million marche au Sénégal. donc monsieur Fallou Niang aussi dama ko bëggoon dugal mu intervenir boo leen ma ko permettre may leen ma 1 seconde. baax na. voilà may leen ma monsieur Fallou Niang. asalaamaaleykum sama kilifa gi. monsieur Fallou Niang naka nga def. salaam Ousmane. naka nga def. maa ngi rek monsieur Ousmane Tounkara.
maa ngi lay nuyu lu wér maa ngi leen di nuyu ci ziar mbokk yëpp. ñu ngi lay delloo ziar ñu ngi lay delloo ziar vraiment yaa ngi ci suñu panel bi yaa ngi ci live bi en direct avec 1 million marche for Sénégal donc bëgg naa nga présenter sa bopp nga wax ñu sa jaar-jaar aussi ak sa gis-gis ci li ñuy def. jërëjëf Ousmane maa ngi leen di nuyu. allo. waaw ñu ngi lay dégg vas-y ñu ngi lay déglu. waaw man de Fallou Niang ci à la retraite vétéran de la guerre du Golfe secrétaire général des anciens de la première guerre du Golfe 1990-91. maa ngi nuyu 1 million marche yëpp jaarale ko ci sa tur pour nga jottali ma ko bépp adhérent bu ci bopp. ñaanal suñu kilifa diine yi nekk Sénégal ak kilifa yàlla bàyyi leen ñu kan yëpp ñu yàggale yëpp yàlla dëgëral seen cër téer ñu leen laata ñu leen ku yàq yegg doomu Sénégal bi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi aussi ñu ngi leen di ñaanal ñoom it ndax bu ñu amee jàmm rek Sénégal am jàmm ndax jàmm rek moo tax ñu daw ñëw ci àll gi ku ne boo seetee doomu Sénégal mi ngi fi ci diaspora bi heure yi ñuy xëy képp ku nekk ci diaspora bi xam nga ko buy sedd buy taw buy glace buy néew bu feebaree mi ngi taw rek di dem pour mu yóbbu Sénégal loolu yëpp pour bëgg a jëmale Sénégal kanam donc ñoom aussi mënuñu leen bàyyi ginnaaw waaw. ñu ngi lay dégg vas-y. waaw léegi nag bi ma kiiwee dama doon wax ne ci problème mu guerre ndax dama gis ne 1 million marche dañu nekk organisation boo xam ne non politique. boo xam ne mi ngi xeex ci injustice. man bi ma ko déggee rek ma ne automatiquement suñu association bi nga xam ne les anciens combattants de la première guerre du Golfe ñoom ñoo ci bopp ma ne leen nañu jéem a fexe adhéré wu ci 1 million marche. ci la ñu daal di ñëwee vraiment daal di dugg ci biir organisation bi pour bokk ci yenn combat bi yéen aussi ngeen jàpp ci suñu xat-xat yi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la contingent Sénégal ci 1990-91 bi demoon ci guerre Golfe bi di dundee bu dégg bëccëg xat-xat yu tar yoo xam ne coono yi xam naa dinaa di dugg ci kanam tuuti pour gën la ko wax ñu ñëpp xam ko waaw. waaw dama ci am lu ma ci wax rek. nga ne xaw naa am bruit de il faut nga dem fu amul bruit bi waaw vas-y grand. waaw ma ne Ousmane kii mooy Fallou Niang mi ngi Corée la nekk. waaw mi ngi wax ak ñun mi ngi wax. ah ok kon baal ma bàyyi ko mu continuer. voilà waaw vas-y Fallou donc bi ñu defee noonu ma ne nañu adhéré ci 1 million marche ndax gis nañu seen taxawaay bi ngeen di taxawal askan wi. ndax bu fekkee ne askan wi rek moo la ñor boo yëkkatee rek ñëpp dañuy ñëw ànd ak yow muy doomu Sénégal foo mën a nekk Sénégal rek moo la ñor yow boo sañoon ki nga xam ne moo nekk vers le confin du Sénégal du am benn xam su feebaree dana faju sans problème bu kiifee dana lekk bu doomam jógee dana mën a dem jàngi école. loolu rek moo ñu ñor te ci loolu rek la ñuy développé te ci yéen ci loolu lañ leen gis moo tax vraiment ñun daal ñu ngi ko tout cœur ak yéen muy guddi muy bëccëg toute l' association jaarale ko par ma voix nee na ñu ngi tout cœur ak yéen waaw. donc nag suñu problème nag ak état du Sénégal régime bi moo ko defoon le régime socialiste ñoom ñoo ko defoon ndax le Sénégal dafa envoyé un contingent de 495 militaires en Arabie Saoudite ndax Saddam Hussein dafa ñëwoon occupé militairement le Koweït ne ci biir province am la ko Arabie Saoudite ci daa di woote ndimbal ne man dara wóoruma su fekkee ne ñii pare na mu ñëw occupé Arabie Saoudite occupé sama puits pétrole yi occupé Makkatal Mukarram ci la wootee Sénégal nekk ci pays islamique yi dëkk bi nga xam ne moo njëkk a envoyé contingent ñu def bi ñu demee aussi ñu yóbbu ñu Safania fi nga xam ne 10 millions de barils par jour la doon génne complexe 10 millions de barils par jour mooy Safania biñ fa yeggee ay marocains ñoo ko nekkoon te bi ñëwee ñu ne fii
l'expérience sénégalaise na fa marocain yi jógee ñu daal di ñu jox bi donc c'est un point stratégique bi ñu fa nekkee aussi on était visé de jour comme de nuit bi ñu demee ba guerre bi am quelques 1 mois 2 mois le 21 février ñu envoyé ñu benn missile boo xam ne dafa ñëw daanu suñu position yi directement ci la ñu am le blessé Abdou Niang blessé gravement actuellement kooku notre plante moo nekk ci yaram bi ay batterie moo nekk ci yaram bi su xëyee tous les semaines que je fais dana def les tours des hôpitaux day doon ba mu yàgg batterie vide mu daal di évanouir mu daal di xam ñu daal di yëkkati indiwaat béréb chaque jour depuis en 90 bi ñëwee ba tey loolu lay dund donc bi ñu demee foofu ñu dem missile bi daanu ci composition yi ñu am blessé boobu ñu ne ba peut-être dogalu yàlla mais saw yeey wax ñu seen lamiñ képp koo xam ne ñëw nga fii nga dee wala nga feebar bu fekkee da nga dee li nga warlu yow danañ la ko jox su fekkee da nga blessé wu li nga warlu yow dañ la ko jox bu fekkee sa ñibbi nga aussi li nga warlu dañ ko jox suñu chef bi ñu àndaloon muy le général Babacar Gaye bi nga xam ne moom moo nekkoon chef de corps bi le général Mouhamadou Keïta nga xam ne moom moo nekkoon commandant de contingent bi mais ñoom ñëpp ay colonel lañu woon ñi ñu leen dem nommé général Babacar Gaye wax ci làmmiñam ne vous allez vous rencontrer ak l'affaire mooy xaalis bi ñu war a fekk ñu demandé wu ñu dara Arabie Saoudite mais Arabie Saoudite moom lu ñu jox dañ ñu ko jox ñu continuer di liggéey durement ba bi ñu ko demee ba ñu ko def 3 mois 4 mois gars yi ne dañu war a dem congé commandement bi daal di ne non mënuñu dem congé actuellement parce que vu position yi ñun on préfère rester ñu ne donc comme livre per diem bi nga xam ne dañu ko waroon jox mooy 1 million bi nga xam ne par personne dañu la ko waroon jox mooy 500 millions yi nga xam ne le gouvernement saoudien attribué na ko à tous les contingents yi nekkoon ci biir théâtre d'opération bi muy 34 contingents yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu muy français yi anglais yi marocain yi ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi woon foofu ci théâtre d'opération ñu ne kon bu ñu dem ñu xaar bu ñu paree ñu jël suñu congé xaalis boobu lañ jël ñu ne bu ñu ñëwee dañu koy jox bu ñu ko joxee nag ñu ne loolu mooy seen indemnisation jour bi ñu nee xaalis bi yóbbu nañ ko Sénégal ci la ñu daal di ne gars yi ñu ne duñu ñibbi comme noonu la donc on attend sur place il faut que l'argent revienne ci moment boobu la ñu jëlee le lendemain la ñu jël Sénégalais yi defoon demuñu woon Màkka ñu yóbbu leen seen avion daal ci la ñu amee des 91 morts di ñu yóbbu di évacuer le capitaine Mousseye Dia et le soldat Mamadou Lamine Dramé ñu gaañu ñu wàcc leen ce qui ñu daal di nekk à 93 morts mais loolu moo tax ñu ñibbi si mais bu fekkoon ne ñoom deewuñu woon en Arabie Saoudite les gens n'allaient pas entrer parce que foofu le problème yi njëkkoon doon commencé parce que ci moment boobu la ñu jëlee suñu munitions yi bàyyi ñoom armée yi ñu ne comme on doit voyager avec l'avion ñu bàyyi pour des motifs de sécurité pour ñu venir ñëw avec les munitions ñu jëlee munitions yi bàyyi ñu mais dañu ne woon kenn ñibbi ci tant que fay ñoo xaalis foofu donc ñu daal di ñëw avec vraiment décès bi nekk loo xam ne lu doy waar parce que jékki-jékki rek nga am 93 morts comme ça kenn xamatul lan ngay def ñu daal ñuy jël ñu jëlee ñu indi ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee nag porte bu ne fëgg nañ ko fu ne ñu bind fëgg nañ ko ba ñu ñëwee rek ñu daal di ñu jox ñu ne bon 1 mois ñu may ñu congé 1 mois bi jeex ñu mayaat ñu congé 15 jours ñu ñëw ñu daal di ñu jox 1 million donc vivant 1 million mort 1 million 40 mille et leen lii lan la ñu ne Arabie Saoudite 500 millions la joxe woon donc jox nañ leen yéen vivant yi 1 million mort yi ñu jox benn 1 million 40 mille ñu ne waaw loolu nu ma demee ñu ne 4 millions yi des moom la ñu bindee ñoom soldats yi nga xam ne ñoo desee en Arabie Saoudite sur le monument de l'état-major waaw ñu ne yéen mais bu fekkee soldats yi dañu dee mënu leen jël seen xaalis ci bopp boo xam ne état bi la pour ñu bind le nom des morts la ñu ne non 4 millions yi suuf lañ donc ñu continuer porte bu ñu fëgg rek ñu ne fay nañ ñu continuer ci dox ci régime socialiste yi nga xam ne Abdou Diouf moo fi nekkoon ak ñoom Ousmane Tanor Dieng yooyu nekk. Macky Sall ak Abdou Diouf yëpp benn lañu de c'est la même personne. waaw vas-y. waaw donc ñoom ñu continuer nekk ñu continuer ñoom Abdoulaye Wade bi ñëwee aussi la même chose bi Macky Sall le président Macky Sall bi ñëwee ñu continuer di fëgg fu la ñuy def la ñu demee gisee
Mame Matar Gueye bu Jamra au passage ñu ngi koy nuyu ndax taxawaayam rafet na ci askan wi taxawaayam rafet na ci askan wi ndax ku sa bët xonk ku dégg bëccëg rek mu ngi sol dàllam di jël alam ak dooleem di ko jéem. ñu daal di def benn émission ci émission jàkkaarloo bi ñu daal di jël suñu benn élément yónni ko mu dem yooyu ci mbir moomu ci le ministre des forces armées monsieur Augustin Tine daal di koy interpellé directement ne ko xamul doon noonu la mbir mi demee loolu du bari ñu koy ci émission jàkkaarloo donc bu ñu xëyee le lundi moom dana leen recevoir ñu ne nañu dem mais dana leen recevoir na ngeen ñëw à mon bureau pour dem recevoir leen ñu ne nag ñun bu ñu dem ci ànd ñoo Mame Matar ba Mame Matar moo nekkoon suñu populateur nañu ànd ak Mame Matar Mame Matar dem ànd ak bi ñu demee aussi le ministre recevoir na ko 2 fois ñu koy sant moom it ci recevoir bi mu ko recevoir mu pare envoyé ko ci directeur de cabinet directeur cabinet maître Oumar Youm ñu waxtaan moom mu recevoir ko 2 fois ci la ci bi loolu yëpp pare nag ci la le premier ministre recevoir Mame Matar 4 fois 4 audiences yoo xam ne def nañu ko benn bi ci mujj le 10 septembre bii passé le def parce que 18 heures la ñu commencé ba 0h30 du matin ñu def lépp préparer document yëpp mu ne ko président Macky Sall dafa ne na préparer document yëpp ñu defee enquête bi ba xam ni mu def parce que le président a dit de payer ndax ñële dañ doon wax fay nañu mu ne non fay ñu leen ndax ñu dañ jox seen xaalis su congé la ndax nit ki mu dem Arabie Saoudite nga koy jox 1 million mu dem def guerre nag noonu nga koy jox 1 million donc dañu leen fay comme xaalis su congé la il faudra les payer ci la ñuy defee commission bi jël document bi jébbal ko premier ministre nag nee nañu jox na ko président mais depuis le 10 septembre ba léegi kenn déggatu leen loolu nag moo ñu jaaxal ñu te les familles là dañu sonn fu ñu dëkk tey ba léegi ñu géej nañu suñu doom jàngatuñu famille ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne même les autres yi nga xam ne dañu fekkoon en activité ñu dem retraite muy le restant du contingent chaque jour damay jot ay téléphone bi ñu waxtaan ñëpp ci jafe-jafe la tout le contingent sans exception en commençant sur moi yëpp ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekk léegi nag moo taxoon ñu ne par ma voix naa jottali di jaarale ko ci yéen képp koo xam ne seen baat mën na faa yegg bu leen bàyyi chaîne de télévision les arabes là le roi Salman Ben Abdel Aziz Ben Saoud ngeen interpellé ko directement ndax bu seetee moom en 2015 ñi nga xam ne dañu demoon pèlerinage à la umra à la Mecque grue bi daanu seen kaw rek déjà blessé rek 110 millions de leen moor yi mu jox leen 140 millions ndax nee na moom rus na nit ñëw ci suuf su tedd su mel noonu am fa jafe-jafe mu bàyyi la di la seetaan waaw kooku xam ne ñee dañ fa demoon def tourisme religieux rek ñu umra mu jox moor 140 millions blessé 70 millions waaw kooku dana la woo ci théâtre d'opération nga dem geere ko ba pare mu lay jox ci millions loolu yanuwul maanaam waaw bi ñu ñibbisee aussi le roi bi fa nekkoon envoyé na kii jarbaatam le général Khaled bi nga xam ne moom moo commandé woon les forces musulmanes mu indi jaxalam ci Sénégal waaw jaxal boobu mu indi woon joxe ko waaw ñan ñoo ko jël waaw suñu réew mi gouvernement bu dëng bi rek waaw mais injustice boobu nag la ñu bëgg daal ñu réparé ko jox ñu seen ak ñun wax ñu Sénégal jox ñu li ñu jox ñu Sénégal moo ñu ko jox Arabie Saoudite moom moo ñu ko jox nañu fexe ñu jox ko seeni borom loolu la ñu soxla les familles sont fatiguées moo tax nag ma bëgg lii yëpp ko Arabie Saoudite yëpp ko chaîne télévision Al Arabia Al Jazeera CNN bu nga nekk état yëpp ko su ko defee ku ci mën a jàpp mu jàpp bàyyil ñu kenn daal xeebu ñu kenn bàyyil ñu kenn 1 million marché et puis képp koo xam ne am nga xalaat boo xam ne mën nga cee jàpp wala nga am koo mën a wax ba mu mën a yegg ba mu yegg ci waa Arabie Saoudite ñu xam ne contingent 80 boobu demoon foofu kat ñu ci nekk ci ay tumuranke fu ñu dëkk tey bu ñu génne leen seen doom yi jàngatuñu ci ay tar jafe-jafe yu tar rek la ñu nekk quoi Baba Aïdara bul bàyyi kenn Ousmane bul bàyyi kenn Baba sama xarit la dinaa waxtaan ak moom te document yi aussi loo ma ci yónnee man dinaa jël sama temps ma yóbbul ko sama bopp directement ci consul Arabie Saoudite bi nekk fii ci Amérique aussi ambassade Arabie Saoudite bi nekk fii ci Amérique incha allah boo ma yónnee document yi dinaa ko livrer en personne main en main ma jox leen ko pour vraiment bu ci yàlla àndee ñun ñëpp ñu def ci suñu kattantulaay kattan ndax de soldat
soldat mooy protéger peuple soldat moom mooy protéger maanaam suñu ay territoire yéen lépp loo xam ne seen wareef la seen da ngeen ko war a jot dañ leen ko war a jox parce que vraiment teral ngeen Sénégal ñun vraiment may ngeen Sénégal ndam parce que je peux dire que dans mon existence musuñoo fekkee Sénégal bu nekk ci ay jafe-jafe loolu du dara bu dul armée bu dëgër ndax Gambie mi nekk suñu voisin gis nañ leen ñu am ay tolof-tolof à maintes reprises Côte d'Ivoire même chose Ghana même chose Burkina Faso même chose Nigéria wax noppi mais Sénégal képp ku xam Sénégal benn jafe-jafe masul am ci territoire du Sénégal moi quand même je peux dire dans mon existence j'ai 45 ans te xam naa ne balaa man ñi ma mag sama ñoom mamaat yëpp dara dajuñu ko ci territoire du Sénégal ndax seen jàmbaar donc vraiment man maa ngi leen di simmil chapeau parce que tamit nañu waxante dëgg armée moom moo yor sécurité réew yéen tey boo leen defuloon seen wareef Sénégal du am sécurité donc c'est honteux lii gàcce la man mii ngay waxal en tant que doomu sénégalais gàcce bi ma subir ci biir waxtaan bi yàlla ak yonente bi xam na ne xaw ma fu ma koy wax non seulement dinañ leen xeexal mais ñun tamit dinañu waxtaan ci diaspora bi xool naka la ñu mën a jàppee créer sax même bu dee non profit la pour ñuy dimbali maanaam soldats yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jafe-jafe yi parce que lii c'est pas quelque chose loo xam ne yéen war ngeen ko subir te vraiment comme ni ma la ko waxee rek ñu koy naqarlu bu baax a baax ba fu naqar yem te seen geste bi ngeen def aussi c'est un geste symbolique parce que ay jàmbaar yu ànd ak ay xale yu nekk ci diaspora ñu ne injustice la ñuy xeex ci dëkk ngeen ànd ak ñun pour ñu génneendoo injustice boobu parce que li may wax doomu aadama yi toujours nee naa leen l'injustice sur une personne c'est l'injustice sur tout le monde racine bi moo baaxul Sénégal fondation bi moo nëpp donc il faut ñu gas fondation boobu dindi sànni ci biti tegaat fondation bu bees te tant que les mêmes personnes sont à la tête parce que comme li ma la wax même Abdou Diouf boobu la Macky Sall di jàpp di décorer tey Macky Sall mi ngi defar ay monument di defar ay affaire nonsense yu jaarul yoon xaalis boobu ñuy jël di ko sargalee Abdou Diouf buñ ko joxoon soldats yi fay leen ba mu des weccit Abdou Diouf ana lu mu def Sénégal lu ko nit sargale Abdou Diouf ana lan la def Sénégal lu doomu aadama war a mën a toog nga ne Abdou Diouf moo jox Sénégal avancement bi war nañoo génn sargal ko lan la Abdou Diouf def Sénégal yéen jàmbaar yi xeexali woon Sénégal ñàkk fa seeni bakkan ñàkk fa seeni ay ngor ñàkk fa seeni cër ngeen ñëw seen famille yi di tas seen doom yi comme ni nga ko waxee jàngatuñu yéen kii bu dëkkee fii tey bu ëllëgee mu dëkk fële yooyu dafa war a jeex Sénégal Sénégal du réew mu pauvre Sénégal c'est pas un pays pauvre on est catégorisé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde tout simplement parce que mal gouvernance bi fa am mais Sénégal du réewu baadoolo maa ngi lay gërëm nag vraiment maa ngi lay gërëm di la sant te je vais garder le contact comme ni ma la ko waxee dama ñaan nag aussi dinaa la yónnee email bi nga yónnee ma document yëpp ma imprimer ko yóbbul ko sama bopp personnellement ci consulat ak ambassade Arabie Saoudite voilà léegi nag bu fekkee am na leneen loo xam ne bëgg nga ci côté teg audience maa ngi lay déglu. bon donc maa ngi wax ne tamit comme loolu nga wax rek moom seen doomu Sénégal yi ñun ñoo koy tabaxal suñu bopp ñun ñoo koy defar ndax comme li ma lay wax ne la man su ma ñëwee Asie bii loolu moo joko tax xeex continuer ak boobu rek moo tax ma ñëw ndax Sénégal da nga fay nekk boo dundee du dem ci laa ñëwee ma ne kon naa ñëw ba moo nekkoon secrétaire général u Nations Unies bi ma ñëwee semaine boobu rek la daal di dem retraite mais nag bi ma ñëwee fi yàlla dimbali na ma ci combat bi nga xam ne moom laa doon xeex aussi yàlla di ñu jàppale may am ñoo xam ne ñu ngi ci def seen loxo loolu moom rek moo ma jox ko indi ak maa ngi Corée du Sud actuellement nii mais nag vraiment daal nañu fexe ndax doo ñëwee fii ba nga gis li xew Corée du Sud fii liñ lay wax dañuy wax ne yéen Sénégal war ngeen mën a dem
ndax Corée du Sud ñun en 1960 le Sénégal moo ñu dimbali woon donc dafa am benn politique boo xam ne yéen boo leen ko préféré da ngeen ci génn ndax mu ne ma te am ngeen ay région ñu ne waaw ñu ne ma bu fekkee jël ngeen benn région bu ngeen def ko benn usine fexe ñii ñëw jël benn usine implanté ko foofu rek li ñu leen di fay fii par exemple boo leen di liggéey ñu jox leen 500000 ñu jox leen di leen jox 500000 boobu foofu mais yéen dootu leen soxlaa ci immigré te région boobu région bu ñu ko implanté région boobu pauvreté dafay jeex dafa am politique boo xam ne bu ñu ko defee ndóol day daal di jóge Sénégal du pétrole bi ñuy wax gaz moom moo ñu mais ci ndóol bi dafay daal di jóge ni mu gën a gaaw ndax bu fekkee asile fii par exemple bu ñu jëlee benn usine installé ko ci benn région mu jël 1000 personnes yuy liggéey 1000 personnes yooyu déjà génn nañ ci seen pauvreté. déedéet yow fi nga tax a wàcc. bi muy wax mais implanté nañ benn usine fii usine montage de véhicules par exemple ñu jël usine de montage de véhicules bi implanté ko ci benn région. mu ne leen de ma jëlal ma 1000 personnes yooyu ñu jël ko di leen fay 500000 francs par mois mu ne ko tax yi nga xam ne waroon ngeen ko jox seen doomu ci bi kat teggi nañ leen ko loo leen fi liggéey ba port bi nga xam ne ci la ñuy embarqué matériel bi ñu yóbbu leen ko aussi danañ leen ko yombal ba mu def mais asiatique bi d' accord ndax asiatique bi fu mu dem te parce que lu muy fay bariwul rek d' accord na mais en contrepartie li ngay gagné yow mooy sa doomu réew yi nga xam ne génne nga ñaari téeméer nit wala juróomi téeméer yi ñu aussi de pauvreté ndax bu weer jotee dana am 500 boo xam ne dana dundal yaayam dana dundal jabaram doomam dana jàng du am benn problème bu fekkee ci région la du soxla sax dem Dakar yéen ñi nekk Amérique aussi la même chose ñi nekk en Europe aussi la même chose donc c'est de la pauvreté day jeex foofu ndax boo demee ci diaspora bi foo dem ci usines yi ci fabrique yi ay doomu Sénégal ñoo fa nekk boo ñëw rek dañ lay jàngal ndax dañuy wax Sénégal dafay intelligent nga daal di am xam-xam waaw xam-xam boobu ñu am nag il faut ñu jéem a jàppale waa diaspora yi déglu leen déglu ñi nga ñu nekk fële xamuñu lan moo xew ci adduna bi parce que adduna bi pour nga xam ko il faut nga dox ci pour nga xam te di laaj ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk yooyu ñu wax la dëkk bii Amérique nangam ak nangam moo fi xew mais mënoo nekk fële xam li xew Amérique mënul nekk parfois nag booy wax dañuy wax ne bon waa ji day def nii day fekk ne li ngay wax ñi yàq ñëpp ñuy defal waaw donc ñun daal ñu ci ñaan seen taxawaay daal ngeen gën ko yokk ndax lépp pour jëmale Sénégal kanam rek la daal loolu laa amoon loo xam ne dinaa ko wax ci affaire bi kontaan nañu trop nag ñu ngi leen di ñaanal vraiment yàlla dëgëral seen taxawaay te loo leen nekk rek bëgg nañ ko yëg bu ko defee ñu ciy jàpp bu baax a baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay remercier waat vraiment ci sa taxawaay ak sa bravery comme niñ koy waxee ñun fii si Amérique yàlla dafa def nag incha allahu frère oncle ma wax la nekk man de man ngaa am sama kàddu bu ci yàlla àndee dinaa def sama kattantulaay kattan bu ma jotee dossier yi dinaa ci dox ci bépp ambassade dinaa ci dox ci bépp consulat parce que Arabie Saoudite man am naa fa ay xarit yoo xam ne vraiment c'est des personnalités mais du ñàkk ma defal ko sama bopp ma dem ci consulat yi fii loolu ngay wax ci usines yi dogguma la sax frère yooyu yëpp ñun introduire nañ ko gouvernement Sénégal waaye xam nga gouvernement buy dox ci njuuj njaaj xam nga Amérique par exemple boo xoolee Amérique ak yenn réewu Europe yi pour nga liggéeyal gouvernement comme par exemple tey pour nga am droit pour nit mën a dem ci réew teg fa société il faut réew moomu nekk ci ay yoon yu jub maanaam ci ay yoon yoo xam ne du ñu luubeel ay alal du ñu jël par exemple ay intérêt personnel di ko teg avant les intérêts du pays te comme réew yu mel ni Sénégal tey boo xoolee Macky Sall c'est son frère est à la tête de tous les points de l'argent ak yeneen famille bi maanaam moom géttu village bi yëpp la indi jël Sénégal jox leen ko ñu koy pàccoo ñu ci def yëfu maa tey loolu moo waral nga gis nit ñu mel ni man tey ñu jóg ndax ñun dañu defe ne woon bi ñu jëlee Ablaye Wade Sénégal indi fa Macky Sall le problème était réglé mais on n'avait rien compris mais cette fois-ci incha allah buñ fa jëlee Macky Sall dañuy déraciner système bi ci boppam frère oncle man maa la wax lii système bu bees bi ñuy teg sur place au Sénégal affaire njuuj njaaj dootu ci amati képp ku nekk sénégalais lépp looy yellool bu ci yàlla àndee dina yegg ci sa loxo ñu ngi lay gërëm nag parce que xam naa guddi na fi nga ne dinaa jokkoo ak yow
am nga sama numéro bi. jërëjëf am naa sa numéro. waaw n'hésite pas de waaw. m'appeler 24 heures sur 24 boo ma wooyee dinaa la wuyu. jërëjëf kontaan naa ñu lay ñaanal nuyul ma ñëpp. ñëpp dinañ ko dégg nuyul leen ma ñëpp. ñëpp dinañ ko dégg jërëjëf. ñëpp dinañ ko dégg. jërëjëf merci. merci jërëjëf. voilà Fadel kooku suñu frère bi la woon kooku di suñu frère vraiment monsieur Fallou Niang. joxoon na ma aussi madame Koyli Mbodj adjointe à la présidence des veuves mais xam naa kooku duma ko mën a dugal tey donc yow nañu bàyyi Fadel yow nga yeggalil ñu waxtaan wi comme ça man it ma développé comme ça ñu am foo xam ne loo xalaat ci suñu waxtaanu frère bi nga dégg léegi Fadel. waaw ñoom xam nga ay militaire lañu yu demoon guerre du Golfe dee fa ñu war leen fay seen xaalis 1 million lañ leen jox ni 1 million xam nga 1 million $2000 lañ leen fay ku ci nekk fan yi xaw ma nag yëgoon nga dossier bi yënguwaat ne ñu wax ni xaalis bi fay nañ ko mais dañ ko détourné il paraît que 100 millions la ñu waroon jot ku ci nekk ci ñoom 100 millions la Arabie Saoudite fay xaw ma Nations Unies mooy tempête du désert bi c'est-à-dire dañu nekk ci benn dëkk boo xam ni dama xamul yan xeetu nit lañu dama xamul ndax ñoom ay nit yoo xam ne lañ dañu rax beneen façon nekk nit wala daal mais nan nga nit mënee bàyyi njabootam dem ba Arabie Saoudite pour dàq Saddam Hussein mu génn kawe 80 xaw ma ñaata 10 xaw ma 98 xaw ma dee ci ñoom ñu fay leen seen ak yàlla nga jël ko lekk ko loolu amul lenn lu ko gën a ñaaw. non mais ragaluñu yàlla. voilà ñii ragaluñu yàlla ñii ay dof lañu c'est des fous. voilà te li ci doy waar mooy fu may wax ak yow nii ku mel géwélu président bi mooy le Farba Ngom mais ku bëgg xaalis wala bëgg sa dossier gaaw mais ci kooku ngay jaar Sénégal yëpp boo demee moom la ñuy waxtaanee. mooy Farba Ngom waaw jàngul. mais day nelaw ba 1 heure lay yeewu 1 heure bu yeewoo 1 heure gis nga diggante bi muy nekk yëpp boo bëggee ñi ngay lobbyiste yi ngay wër yëpp ci Sénégal boo leen bëggee gis ku bëgg a gis lobbyiste demal kër Farba Ngom c'est l'homme le plus puissant du Sénégal laa lay wax ni gis nga bu jëlee sa dossier da koy ngàbb ci loxam dem primature dem fu mu dugg ñu signé ko mu jàll. te jàppoon nañ ko fi Europe fàtte nga bi mu fi luubalee alalu Sénégal jàppoon nañ ko fi Europe. waaw léegi gars yi ne courtier la France dara kenn dara mujj fa. c'est-à-dire Sénégal dafa man nit yi ma gis dañ leen tooñ Sénégalais yi ma gis ni dañ leen tooñ mais takk nañ leen takk boo xam ni foog diaspora sénégalaise bi volontaire pour mën a jug def dara pour dimbali leen parce que bu ko diaspora bi deful ñoom dañ leen takk boo xam ne dañ leen jëma ji ci ñu nekk un peuple misérable ñu bëri démissionné nañ ñu si bëri xaddi nañ mais y a encore de l'espoir man li ma gis bu diaspora bi takkoo. Fadel am na benn message bu jàll parce que tamit comme ay doomu aadama lañu ñun ñëpp on se respecte ñu ne pour ñu may suñu gars yi 1 minute de silence vraiment ci turu armée bi respect boobu pour ñu jox leen ko maanaam ñu may 1 minute de silence rek pour suñu jàmbaar yooyu. baax na. waaw alors waaw continuer merci les gars. waaw léegi continuer nga defal. lii jar na ko quoi jar na ko ñu ngi apprécier ki xalaat li mu xalaat ñu may leen 1 minute de silence loolu lu baax la. maa ngi doon wax ci Farba Ngom c'est l'homme le plus puissant du Sénégal bu jëlee sa dossier bu ko téewee nii fu mu dugg dañ koy signé
mu régler la say problème nga dem alors que dëkk du fonctionner noonu dëkk dafa am fu dossier yi war di jaar ñuy toppante ba mu yegg ci table président de la République mu signé ko bu ko dul signé mu rejeté ko ne lii am gis naa ci lii nañ ma ci xoolal lii wala laa wala mu bañ catégoriquement ne lii du ko approuvé mais dëkk boo xam ni boo xamee waa géewul président bi da ngay ñëw këram muy nelaw ba 1 heure bu yeewoo nga ànd ak moom muy dugg fu ne ñuy signé boo ko dafa doy waar bon li may wax daal mooy li ma gën a intéressé mooy ñu sauver dëkk bi te il est temps diaspora bi dañu fay naar bi xolomam parce que ñun ñëpp ñu nekk ci dëkk yi yëpp fu ñu mën a nekk am na loo xam ne Sénégal dañu ko defal léegi nag bu ñu toog taxaw ñii fi nekk di yàq dëkk bi nañu jug rassemblé wu résister li may lancé appel bu ñu paree ci live bi ñi nga xam ne yëpp bëgg nañ volontaire dem Sénégal nañu commencé jël en contact ak Ousmane wala ñu jël contact ak man wala keneen ku leen mën a indiquer rek nu ñuy def ba ñu ñëpp ñu daje Sénégal ñu résister parce que ñun la Sénégalais yi di xaar muy Sénégalais de la diaspora bi sincèrement fi ma dugg yëpp gis naa ni ñu ngi ñuy apprécier léeg-léeg ma joxe sax sa flyers jaay na Ousmane Tounkara live xam naa Ousmane Tounkara non dama koy suivre ma xam ne message bi kon mi ngi jàll ba dal na ma lu bëri yoon no 1 million base dañ koy suivre ça veut dire que xam nañ ko mais à chaque fois dañ na wax ni gars yi fële rek la ñuy toog di wax du ñu ñëw léegi buñ jékki-jékkee gis kenn ci ñoom ñu ñëw man ma ñëw def télé yenn télé yi def mbedd bi dugg Pikine dugg fu nekk sentir benn peuple boo xam ne pare na pour résister mais dafa bëgg ànd ak ñoo xam ni xelam dal na ci ñoom te gis naa ni diaspora bi am na ci loo xam ni xaw ma ñeneen de mais diaspora bi je pense que ni bu ñu defee caravane dugg si biir Dakar suñu 1 million marche bi moom du doon 1 million marche mais 3 millions lay doon loolu moom je vous l'assure parce que ñu ngi ñuy apprécier ci xeex bi ñuy xeex ni waaw di wax ni il faut que ñu jug taxaw te bàyyi divergence yi am suñu biir ñun ñëpp benn lañ ay sénégalais lañ du Ousmane Tounkara du man du keneen Ousmane initié na wax na ko wax ñu ci ñi gëm ñëw ñuy liggéey ñeneen di ñëw ba mu toll fii mu toll ñi mujjee ñëw aussi dañ leen di considérer rek comme ñoo xam ni ñu sax njëkk ñëw dañ leen di xajal ñu doxal loolu laa gëm donc nañu dox ci loolu parce que tamit dafa am ñoo xam ñu ngi ci kaso bi ku mel ne Assane Diouf mi ngi ci kaso bi Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi te ñun tamit ñu ci ñëpp ñu on est en risque mën nañ dugg ci kaso bi parce que am na bu ñu ma déggee Sénégal pour ñoom man si fini du ma delloo ci États-Unis mais ngëm-ngëm la rek pas-pas Macky Sall du dara Macky Sall mi ngeen di gis ni du dara ñun ñooy dara ñun ñu ko jox doole. ñoom dañoo defe ne ñun dañoo ragal kaso xam nga loolu moo tax man su may wax ak ay nit ñu naan ma soo demee Sénégal Macky Sall da lay tëj ci kaso bi comprendre ñu ñoom they don't understand. ñoom xamuñu ne ku dund tali Manhattan yi nga dund tali Bronx yi nga dem dëkk South Central Los Angeles nga xam ne doomu aadama yi dañuy fetalante fekk ngay dox yow ñooñu yaakaar ne yow da ngay tiit benn Macky Sall bu toog palais présidentiel Sénégal dañoo sandi xamuñu lu géej gi riir ñun américain dañoo mandi ay fetal ñun gëmuñu loolu ñun ragaluñu dee ragaluñu ay kaso ñun ragaluñu loolu ñun boo ñuy tiital ñu ci leneen ñun ragaluñu loolu ñun gëmuñu loolu ñun li ñu gëm mooy justice bugguñu injustice bugguñu kuy tooñ bugguñu kuy jël ay doomu aadama di ko noot loolu la ñu gëmul loolu nag ñun jaral nañoo xeex jaay ci suñu bakkan loolu mooy réalité voilà demal Fadel nga jéggal ma waaw non c'est-à-dire ay ignorant la ñu daal Sénégal moom they don't understand ñu ko yor ay ignorant ay ngaaka li ñuy wax ngaaka belende ay ngaaka dëgg lañ jox Sénégal mais yow nit ku dëkk Amérique sa waay tali yoo xam ne guddi gi da ngay génn léegi ñu rey fukki nit sa kanam wala ñu rey ay 15 personnes sa kanam nga naan kooku boo demee Sénégal dañ lay jàpp mais Sénégal c'est le paradis mon Macky Sall amul dara lu nekk Sénégal lu dul paradis mais pare rek ñun dañu Ousmane ñun dañu pare sax gis nga moom lu mu pare rek ñun pare nañ lu ko raw billahi gis nga Macky Sall nii
they don't know. xoolal lu mu pare rek pare nañ lu ko raw mais dëkk bi du fi toogaat du dul toogaat ci kaw dëkk bi loolu mooy wax ji he will leave day génn dëkk bi loolu mooy wax ji he gonna leave the power ndax dañ ko joxoon ci njëkk ak teraanga mu bañ ko joxe ci njëkk ak teraanga dinañ jug taxaw foqati ko ci loxom ci résistance pacifique ba mu dem Sénégal sera debout Sénégalais yi duñu nangu ku leen du imposer boppam he will leave day génn day dem ak lu mu mën a teg pare nañ te nii la gendarmerie nii la police nii l'armée kenn du ko ci soutenir man j'ai été à l'aéroport j'ai vu des policiers sereins may wax ak ñoom ñu may déglu parce que ay nit lañu duñu ay dof man jógewuma États-Unis am jot ñëw ci dëkk bi di ko jéem a andi ay problème wala non non dañu war a sauver suñu 15 millions de Sénégalais yi fi nekk suñu xarit yi suñu doom yi suñu jarbaat yi ndax man xale yi sa doom du sa doom ba nga jur rek ci sa kii déedéet mais xale yi fa nekk yëpp suñuy doom lañ moo tax ñuy xeex bi amuñu temps nekk ci Facebook bi ak YouTube bi Ousmane gars yi xamuñu lu xew ñun amuñu temps boobu we have something else to do we got a lot of things to do we don't have time for that mais dafa jot Sénégal changer time for change has come to Sénégal te day changer par force bi may wax ak yow nii tey j'étais avec un Béninois boo xam ne ñooy liggéey dafa ma invité na ma samedi dama nekk di wax affaire 1 million maa ngi koy développé di wan gars yi vidéo yi mais il faut que tu viennes à la maison sama doom dañuy def anniversaire ñëw fa bu ko defee nga tase ak Béninois yi nga expliqué leen ma ne ko danaa ñëw danaa àndaale samay doom samedi prochain parce que ñoom ñu ngi gis seen bopp ci 1 million marche donc nañu xam ne ñun dañu bëgg un Sénégal nouveau bëggatuñu politique doon yoon boo xam ne si ngay doonee milliardaire is over dañu bëgg compétence ay connaissance livresque yorewul dëkk ay takk cravate fii amu fi ñun xamuñu loolu États-Unis takk cravate jàpp ni mooy tabax dëkk déedéet nga ko takk nag professionnellement wala kii liggéey wala ngay kii mais boo jàppee ne yow loolu ngay sol di ko wane te Sénégal loolu nga fay fekk da ngay ñëw ostentation bi dafa ma jaaxal lépp seen lépp dañuy wane matériel te loolu baaxul ci dëkk bon li ma gëm mooy du connaissance livresque tamit mooy dafa dëkk mooy yi mokkal nga li kaye yeeg yooyu rek mën nga diriger déedéet ab njiit dañ koy càmbar dañ koy natt njiit du ay caaxaan léegi nag c'est à lui de choisir la façon bu muy quitter ndax moom mooy le président de la République du Sénégal c'est le chef suprême des armées bu ne dafa bëgg a déstabiliser dëkk bi moom ci boppam lay coupé ndax dégg nga ko sànq xaw fan la newoon France di menacer gars yi di menacer Sénégalais yi Sénégalais yëpp la nekk di menacer mais nag ci kawam lay këpp ndax faalewuñ ko man personnellement faalewuma ko moom xam na loolu ñëw naa ba Sénégal te xam naa ni ñu ngi may bàyyi xel xam naa li mais faalewuma leen bi may dem keroog émission c'était 23h Sen TV j'étais seul ànduma kenn mooy faalewuma leen parce que dama gëm ni Sénégal dafa war a développé wu Sénégal waruñu ko def nii daggati ko séddoo ko nit ñi di torox di dee waaw di wax nag li ma gën a ñor mooy nañ bàyyi divergence bi te wax loo xam ni mënoo ko dëggal ak ci wér yaa ngi ko wér ci sos ak bëgg a yàq suñu borom dafa noppi suñu borom noppi na démb affaire bi daal na ñëpp a waajal billet yi sincèrement na ñëpp a waajal billet yi ñu wàcc Sénégal ñëw en masse def suñu marche artu ko élection yi mënuñu ci dem ci conditions yi lu ñu dal ëllëg bu boobaa ñoo ko teg suñu bopp nañu woote génn Sénégalais yi génn en masse fu ñu mën a nekk ci Sénégal su ko defee ñu artu ko bu ko defee àdduna xool lii na ko lii duñ la fi nangu ngay taal dëkk bi you must go amatoo majorité demal nga joxe dëkk bi waaw bu dee kaso bi nag boo def lu mu duggee ci kaso bi waaw dañ ko dénkoon bu jalgatee bëgg dugg ci kaso bi moo ko def loolu daal laa amoon Ousmane di ko wax di kontaan ci Sénégalais yi di kontaan ci volontaires yi aussi waaw balaa ngay dem xaaral ma teg interview Macky Sall bi nga doon wax noonu France xaaral. Décide de rentrer au Sénégal comme il l'a annoncé à la fin de l'année. Il va en prison ou pas? Interroger le droit, ce que dit la loi.
dit clair. La loi est claire. Monsieur le Président, Oui. si Karim Wade décide de rentrer au Sénégal, comme il l'a annoncé à la fin de l'année, il va en prison ou pas? Interroger le droit, ce que dit la loi. C'est clair. La loi est claire là-dessus. Il a été condamné à 6 ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d'une grâce de ma part pour la partie donc détention. Les peines sont à recouvrer à défaut